ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ay attekat yu ñu doon atte ci attekaay bii di conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature xibaar boobee moom la journal Le Quotidien xëye ubbil yéenekaay bi premier président bu cour d'appel bu Kaolack di magistrat Ousmane Kane moo porté woon plainte juge Yaya Amadou Dia waaye yëf yi yéenekaay bi nee nañu ca kawam la mujj këpp moom mi doon toppee di magistrat Ousmane Kane moom la conseil de discipline bi mujjee topp li ñu koy toppee ci coow li ba balaamee ko ci Le Quotidien nee nañu moo di li mu woote woon ab conférence de presse ngir doon ca leeral li ko jotale ak magistrat Yaya Amadou Dia wax ji mu wax ak taskatu xibaar yi conseil supérieur de la magistrature gi rafetlu ko waaye nag Le Quotidien xamal nañu ne terewul juge Yaya Amadou Dia moom it inspection générale administration justice gi mi ngi koy auditionné démb ci ngoon ci la audition ko door kàddu yu tuuma ak wax ju ñagas ju mu teg ci ndoddal magistrat Ousmane Kane loolee la ñu koy toppee ndax dafa tuumal premier président bu cour d'appel bu Kaolack tuumay ger mu di corruption ak di wax naan dafa libéré ab criminel ñaaxook ñol gem ci diggante état bu Sénégal ak magistrat yi réew mi ndekete Aminata Touré mi ngi ci doon dox tànki jàmm laata président Macky Sall di ko dàqee ca bopp conseil économique social ak environnemental journal Source A moo ñu ko wax ba wax ñu ne la mu ca bëggoon moom Aminata Touré moo di réeroo gi amoon ci diggante bi jeex demoon na sax ba ci doon liggéey ki nit yu masoon a jiite union des magistrats du Sénégal waaye bi ko Macky Sall tëbalee jëlee ko ca conseil économique social ak environnemental fa la médiation ba yam ñu yem ci xët mu njëkku Les Échos fekkaat ko fa moom Mimi Touré yéenekaay bi bind na ca conseil économique social ak environnemental gi ko Macky Sall jëlee tey ji la fay jógee bu 11h ci suba jotee waaye nag wóorul ab passation de service am diggam ak Idrissa Seck mi ko fi war a wuutu donte sax moom Aminata Touré lu mu bëggoon la ba xamle woon ne mi ngi xaar passation de service bi bu moytuwul du gisante ak Idrissa Seck na ko Aminata Tall defaloon noonee lay defal Idrissa Seck mu di buubi kalma ñangaanam dem bàyyi siis bi Idrissa Seck mi ko war a wutu moom Idrissa Seck honorable député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bu bokk gis-gis gis na ci xët mu njëkk journal Le Témoin ne mooy candidat bi war a wutu Macky Sall 2024 nee na beneen dil la bu ñu lal ñoom ñaar ba waxtaane ko bu noppi waa coalition jot na bu Ousmane Sonko di xamle ci xët mu njëkku lii quotidien Idrissa Seck moom ay waxam sax jarotox nit ñi di ko dégg ndax du nitu kàddu gëmul dara wax weddi lu ko yomb la boole ceekit jikkoy weñ la yor photoy rek lay wër ngir tag fa fi mu tag bu yàggul moom Idrissa Seck mu di ca wetu Macky Sall journal Sud Quotidien gis na ne moo nar a dooleel opposition bi ci réew mi ak ralliement moo ko partem parti réew mi ca wetu njiitu réew mi du ñàkk lu mu jural Front National Résistance waaye seetlu nañu ne loolee ba mu amee ak léegi opposition bi ci réew mi seen wax yépp moo di seet nañu booloo ba taxawalaat geneen lang ngir opposé wu ak Macky Sall Vox Populi nañu ba mu faboo roñu moo ki gaayam dem ca Macky Sall boobaak léegi ñi mu àndaloon ci coalition Idy 2019 ñoo ngi koy wan ginnaaw benn ginnaaw Bougane Gueye Dany ak docteur Babacar Diop Cheikh Bamba Dièye ak Pape Diop ñoom it wan nañu ko ginnaaw loolee nañu seeti ji Karim Wade ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi géopolitique bi ak ni mu tëddee ci réew mi guddi ñu toll la gis ne Karim Wade bokkatul Serigne Abdoul Ahad Mbacké Ndoulo président mouvement ànd falaat Macky ne ci xët mu njëkk journal Source A Karim Wade dafa war a bokk nag mu ne moom li mu bëgg moo di ginnaaw président Macky Sall mi ngi ciy pexe ngir dajalewaat njabootug libéral gi na indiwaat poste premier ministre ci réew mi indiwaat Karim Wade ci réew mi def ko premier ministre réew mi quotidien xëy na ngemb ci xëtamu njëkk taxaw ci arène bi di waxtaane wàllu lambo mi ngi ñuy xamal ne Bira Sène moo rempil docteur Alioune Sarr ci bopp CNG bi mbër yu ci mel ne Manga 2 ak Yaxya Diop Yékini journal bi mi ngi ñuy xamal ne dugal nañu leen ci bureau CNC bi Mohamed Ndao Tyson moom bokkul sunu lambu jukkil ñu bureau CNC bu bees bi ak ni mu tëddee ba wax ñu ne juróom-benn fukki nit yu manqué ñaar ñoo ŋànk lambu ji ba wax ñu ne juróom-benn fukki nit yu manqué ñaar ñoo ŋànk lambu ji ki ko ŋànkoon ba yàbbi ko joxe ko dem di docteur Alioune Sarr Les Échos nee nañu wax na démb ca ndaje ma ne am na yu ñu ko doon def yoo xam ne donte baale na ko it du ko mës a fàtte. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mu yembok fi xibaar yi buure la ca gënoon a fës bokk na ca xeex mbëkk mi di loo xam ne ni soxal na bu baax a baax commissaire bu yees bu Rosso Sénégal démb bi ñu ko doon dalal Moussa Ndiaye daal di xamle ni fas yéene tëj bépp buntu jaarukaay yi nga xam ni moom moo nekk ci digg yu dox suñu digganteeg réew Mauritanie muy ñaax askan wa ngir ñu jàppale ko ci lu ni mel fexe ba dëkk kaw gi yëpp jote ci lii di courant nekk nësarup jëwriñ ju yees yi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak énergie bokk na ci bëgg-bëggam Sophie Gladima la mu xamle moom moo di ñu yemale njëguk pétrole bi ba ñëpp mën cee jote mi ngi ko xamle ni ki démb bi mu doon jokkalante lenge ak Mouhamadou Makhtar Cissé ma mu wuutu ca boobu ministère gàmmu Njaasaan bik la woon xalif ba daa di ñaawlu bu baax a baax wax ju ñaaw ji nga xam ni moom la ñuy gis yenn saa yi ci réseaux sociaux yi bokk nañ ci tamit di ñaawlu lii di caricature maanaam dessiné yi ñuy dessiné yonent bi
bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Ca Medina Baye tamit niki biig damaloon nañ fa gàmmuwaat taw bu metti daal di fay wadd ci jamono ji nga xam ni askan wa ñoo nga fa woon di màggal guddi ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam googu. Li ci yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye moomoo ndar képp xibaar yi mu nekkoon Alaaji Ndate Diop ci kàddu gi fegoo nag Aliou Ba ci machine bi ci kanam ngeen ànd ak Barthélémy Ngom ci penco luk mbëkk mi xeex ko loolu nekk loo xam ne nii lu litteel bu baax a baax la commissaire bu yees ba nekk ca Rosso Sénégal Moussa Ndiaye fas yéene tëj bépp buntu jaarukaay ci dikk yi nga xam ni moom moo dox suñu digganteeg réewu Mauritanie muy ñaax tamit ñii di askan wi ñu jàpp ci lu ni mel fexe ba dëkku kaw gi am courant di nësër boo xam ne nii yitteel na bu baax a baax jëwriñ ju yees yi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ko pétrole ak énergie bokk na ci bëgg-bëggu Sophie Gladima timit ñu yamale njëgu pétrole gi ba ñëpp mën cee jot mu xamle ko bi mu doon joxalante lenge ak ka ko fa wuutu di Mouhamadou Makhtar ak ka nga xam ni moom la fa wuutu di Mamadou Makhtar Cissé. Gàmmu Ndiassane biik la woon xalif ba daal di ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne rek moom mooy wax ju ñaaw ji am ci biir réseaux sociaux yi waaye tamit ñaaw ci dessiné yi ñuy dessiné yi di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak wax ju ñaaw yi ñu koy méngaleel ca Medina Baye tamit amaloon nañ fa ni ki gàmmuwaat biig ci guddi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi buñ ci boolee tàggat yaram ak wàllug caada ak li ci yéenekaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Aliou Ba moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree ak wàllug mbëkk mi ak commissaire bu yees bu Rosso Sénégal moom mi nga xam ne dañ ko doon teg ci palaasam ni ki démb la mu xamle rek moom moo di bokk na ci bëgg xeex lépp li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu woowu ci loolu mu ni dina tëj bépp buntu jaarukaay bu nga xam ne moom moo dox ci digg wi jaar suñu digganteeg réew mu Mauritanie ci loolu sax ma ngay woo askan wa ñu collaborer maanaam jàpp ca ngir ñu xeex lu ni mel moom ni ki démb lañ ko doon teg ci bopp li nga xam ne rek moom moo di commissariat bi leeral yeeg Mamadou Diagne. ci jamono ji nga xam ne saytu nañu lu jëm ci wàllu mbëkk mi daanaka dafa tàmbaliwaat di ubale ci jamono jooju nag ki nga xam ni moom mooy coordonnatrice régionale adjointe bu parti Teranga Sénégal bu docteur Abdoulaye Niane nee na ci jamono ji yaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kanamu njaboot yi ñoom daal ñoo war a mën a gën a aar seeni doom. xoolal doomu diw tabax na nangam te yàlla yemalewul wërsëg yi yàlla yemalewul sa doom boo ko toppee di ko naan xoolal diw rek yaa ngi koy dugal si loo xamante ne du ko tey kon ñun yaay yi tamit am nañ si une part de responsabilité ndax xale amul dara yaay yi ñooy jaay seeni or yaay yi ñooy jaay seeni alal di ko jox seeni doom yi pour ñu dem tukki. gouvernement lu mu ñu defal mais ñun tamit nañu góorgóorlu li nga xamante ne ñu laaj suñu bopp ñun lan la ñuy defal suñu population. dëgg naa léegi jigéen ñaa ngi koy ñaxtu fii am nañu problème mu moulin am nañu problème mu maraîchage am nañu ay problème. agriculture bi ak élevage bi moom mooy développement te xale buñ ci jàppee rek bu soobee yàlla dinañ mën a suqali seen bopp. li ko jiitu nag faaw ñu jàppale leen ci wàllum tàggat jàppale leen ci wàllum financement jàppale leen ci wàllu gunge muy encadrement. noonu nag parti Teranga Sénégal fas yéene amal ay tukkib nemmeeku jagleel ko bépp commune ci Sénégal rawatina ci diwaanu Tambacounda ngir gën a mën a ñaax waxambaane yi ngir gën a mën a ñaax seeni waajur loolu nag ñu wut ay pexe ba fexe tekki fii laata kon ñuy topp mbëkk mi seen bakkan di ci rot Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. ñuy jégalu ci élément boobu kon Moussa Oumar Gueye lañ doon déglu ak ki nga xam ne rek moom mooy njiital parti Teranga Sénégal di Seynabou Diop bi doon ñaawlu lii di mbëkk mi moom ñam ca joxoñ baaraam rek moom moo di waajur yu jigéen ñi yaay yi des fois mu ni ñoom ñooy xirtal seen doom ngir ñu dem ca biti réew ni ñu ko waxee woon sànq commissaire bu Rosso Sénégal moom la mu bëgg moom moo di xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk gi mi ngi ko xamle ni ki démb bi ñu ko doon teg ci bopp boobu commissariat moom nag mi ngi woo askan wi tamit ñu collaborer ngir mën a xeex lu ni mel mu ni bépp buntu jaarukaay boo xam ni moo nekk ci frontière bi bëgg na ko tëcc ngir gàntal lu ni mel Mamadou Diagne.
ginnaaw ñaari at yi mu toog ci bopp commissariat spécial bu Rosso Sénégal commissaire Abou Faye daal dinay jox lengay commissaire Moussa Ndiaye mi nekkoon ci direction administrative mu nekk passation de service boo xam ni tax na kii di commissaire Abou Faye daal di wane mbégte gi nga xam ni li am naka gannaaw bu mu liggéeyee ñaari at ci bopp commissariat spécial bu Rosso Sénégal. kilifa bi mënu wóolu indi ñu fi jox ñu ay responsabilité fixé ñu ay objectifs heureusement témoignage autorité bi témoignage population bi ak témoignage ñi nga xamante ne ñoom lañ doon liggéeyandoo ñoom ñëpp méngoo nañ évaluer li nga xamante ne moom lañ fi réaliser jàpp ni loolu réalisation yu am solo par rapport ak li ñu fixé la ñi nga xamante ne également ñoom ñooy samay collaborateurs maa ngi leen di gërëm di leen sant boole ci également population bi. bu dee commissaire bu bees bii di Moussa Ndiaye mi nga xam ne ni day wéyal liggéey bi daal di gën a dëgëral lii nga xam ne mooy dispositif sécuritaire bi ci frontière bi lépp nag ngir xeex lii di immigration clandestine. liggéey bi mooy gestion des frontières ak gestion de l'immigration boo ko déggee compétence boo xam ne police rek moo ko yor ci Sénégal léegi gestion des frontières nag c'est une compétence partagée police gendarmerie force de défense et de sécurité yépp am nañ ci wàll li nga xam ne moo ñu war ñun police nag mooy gën a maillage territorial bi mooy li nga xam ne mooy force yi ni ñu nekk ci long frontière bi ñu gën ko dooleel gën a occuper poste non officiel yi pour lépp luy jugee ci lu bon beneen di génn wala muy dugg ñu mën koo saytu. yemul foofu sax ndax kii di commissaire Moussa Ndiaye mi nga xam ne ni benn objectif kese la am mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum insécurité bu dee nag kii di commissaire Abou Faye moom daal nañ koy affecté ci kër Ayib Mamadou Diagne fii ci Rosso Sénégal ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne jaajëf foofu ca Richard Toll Ndar ak Louga juróom-ñaari simili moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. fexe ba dëkku kaw yi jote ci lii di courant nekk na nësër ak bëgg-bëggu ko jëwriñ ju yees yi nga xam ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak énergie Sophie Gladima daal di xamle lu ni mel ni ki démb bi mu doon jokkalante lenge ak ka nga xam ni moom la fa wuutu ca boobu ministère di Mamadou Makhtar Cissé moom tamit mi ngi xamle ni bëgg na ñu yemale lii di njëgu pétrole gi ba ñëpp mën cee jote Oumar Mbow. ci ay tàccu la ministre ba woon joxe lenge yi ku bees ki ci ay kàddam yu njëkk ci kaw kër bi nga xamante ni moom la ñu dénk pétrole ak énergie Sophie Gladima am mbégte lool wuutu ki nga xamante ni mooy Mouhamadou Mokhtar Cissé moom mi nga xamante ni bi ñu sukkandikoo ci ministre bi def na ay jéego yu rëy. sama xarit sama càmmiñ muy Mokhtar Cissé te am na ndam si ministère bi ndax dafa naa li ñu ko dénk fii yàlla may na ko ba ak def na si jéego yu bari di leen tàllal loxo nag ndaxte yombul li mu am ma war ko mën a àggali. jox dëkk yu kawe yi courant xalaat ngir wàññi njëgu pétrole bi Sophie Gladima rëdd yoon bi mu war a jël laata muy jaajëfal njëgëñaale am. ñu gërëm suñu ay waajur ñoo ñu tette mais tamit ñoo ñu yar ba ñu yegg si fii mais di si gërëm itamit suñu kilifa diine yi si dëkk bi. waroon njëkkee nag sant ka nga xam ne sama président la waaye sama càmmiñ la te dama ne ko am càmmiñ buy xeex amuloo leneen loo war a def lu dul xeexle ko. Mouhamadou Mokhtar Cissé ne ki nga xamante ni moom la ñu jax bopp ministère bi mu wutu ko dina def ay jéego. suma mag bi di suma xarit di suma jigéen bii ñëw fii ma am yaakaar ci moom ndax nee naa ko yow luy defar Sénégal daje na ci yow nga tudd Aïssatou ak Sophie nekk ci diine chrétienne loolu ci Sénégal loolu mooy Sénégal day wane ni yow ci sénégalais pur nga doomu sénégalais pur nga lu ñu bëgg ci Sénégal ci jubbo ak ci booloo daje na ci yow. Mouhamadou Mokhtar Cissé ne noppi na ngir servir réewam te fuñ ko munti teg baax na. ñu wax ci wàllum njàng meek njàngale mi ak niki démb ñii di jàngalekat yi li ñu dellu ubbi lii di lekkool yi waaye fële ca Kédougou lañ fa gis ci lu jëm ci wàllug matuwaay yi ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus ñu ne ay masque lañu manquele loolu nag nekk loo xam ne nii directeur d'école yu bëree bëri xamal nañu ko suñu ndaw la ñu toogal foofu ca Kédougou di Ibrahima Diabakhate. ubbite école bi pour jàngalekat yi tàmbali na tey bëri woon nañu ay enseignants ñi tee woon ci seeni école yi fële ci CM Massireba bari woon nañu ay professeur ak ay surveillant ñi fa teew woon Malick Diop mooy principal CM bu Massireba. waaw situation bi de macha allah waaw parce que yéen comme nu ngeen ko gisee rek boobu ba léegi yéen a ngi gis professeur yaa ngi ñëw di bindu di génn di dem di ñëw donc maanaam si gàttal ñoom ñëpp boo xoolee ñu ngi teew nañ te ñëw nañ ma jox leen craie jox leen éponge xam pour que le 12 ñu mën a démarrer normalement. mais actuellement moo xam naa lu mu néew 50% yi moom romb nañ. ci école élémentaire Bakary Dansokho ci fukki mètre ak juróom-ñaar ñi fa nekk li tolloo ci fukk ak benn teewoon
nañu fa waaye fii moom ñàkkum masque yi moo jaaxal ñëpp Abdoulaye Sy mooy directeur école élémentaire bu Bakary Dansokho. lu ñu amul te si dégg-dégg ñu soxla ko te amuñu ko muy masque yi ñoom moom soxla nañ masque parce que ay classe yu doon jongante si fin d'année bi ñoo amoon masque mais ñii comme que école bi yëpp ay ubbi te juróomi benn téeméer élève moo fi amoon xam na de laaj na masque yu takku pour ñu ku ne mu war a am masque. fii balaa ubbite école pour xale yi ñàkkum masque yi ci yeneen école yi mën na indi ay jafe-jafe ci faratal mesure barrières yi Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. Ibrahima Diabakhate jaajëf ñu addu jëm ci wàllug mbirum Bati Plus mañ fa yëkkati woon juge bi daal dinay dàq boobu dossier ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre directeur général bu société ba di Christian Samra dafa daal di tuumaloon rek ka nga xam ni rek moom moo ko doon toggal ni dafa def ab détournement de fonds boo xam ni nii dafa yegg ci ay milliards ci suñu koppar. ak RFM. kumpa jeex na. niki biig la ñu amal gàmmuk Njaasaan ci foofu sax ki nga xam ne rek moom moo di xalif ba daal dinay addu rek jëmle ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàlluk mbëkk mi waaye tamit ci yenn wax ju ñaaw ak ñagas-ñagas yoo xam ni dañ ko yëkkati yenn saa yi ci réseaux sociaux yi porte-parole am di Serigne Abdou Rahman Kunta moom tamit daal dinay ñaawlu lépp li nga xam ne rek moom mooy dessiné yi ñuy dessiné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yenn wax yu ñaaw yi nga xam ni moom la ñuy koy méngaleel mu nekkoon loo xam ne nii niki biig la woon ca Ndiassane Cheikh Anta Diop. kii yor kàddu xalif général bu Ndiassane di sëriñ Abdourahmane Kounta ci ay kàddoom jëmale ko ci askan wi ak taalibe yi ak jëwriñ yi nga xamante ne moom moo fa toogal nguur gi jafe-jafe yi nga xamante ne réewum Sénégal mi ngi koy am jamono yi lu jëm ci wàllu mbëkk mi xale yi nga xamante ni li ñuy yéeg ci gaalu looce yi di dem di faatu ci biir géej gi lu leen metti la rawatina saaga yeeg xaste yi ak wax yu ñaaw yi nga xamante ne ñi ngi koy gis jamono yi ci réseaux sociaux yi te it ñi nga xamante ne ñoom ñooy ŋàññi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaawlu na ko lool. doy waar xale yoo xam ni rek yeggu nañu seen réew tàgguwuñu seen buy wala nga dugg ci gaal yi dañuy ci teraanga la leen dal leen ñu metti lool ci réew mi metti njaboot sëriñ bi di wax ne ñu ñaar seen i moy ne nañu waxtaan ak njaboot jóg ci noo war a jóge jaar koo xam ne waroo faa jaar bu ca sa bakkan desee kersa lay doon bi ci des moo di dañu wax ne lu ñaaw day yàq way def te wax dañ koy natt segg ko xam fañ ko war a waxe ak kan moo ko war a wax ak kañ la ko war a wax te ñaari wax bu dee jib muy tas ci ay réseaux sociaux wala muy génn ci presse wala média te wax ja neexul rafetul mën naa yàq. moom sax di sëriñ Abdourahmane Kounta nee na réewum Sénégal ak sous région bi mi ngi sàkku jàmm am fii ndaxte la lay xew ca Mali de mi ngi ñaan jàmm dikkaat fa. Mali lépp lu dal ci kaw dal na ci kaw bi. Alioune Sarr mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji yor wàllu tourisme ak transport aérien àndoon ak ministre yu yees yi di Yankhoba Diattara ak Pape Amadou Ndiaye moom ci jëmi boppam sàkku na ci xalifa général Ndiassane mu ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi ngir nag sumb bii mu sumb ngir liggéeyal réew mi yàlla jàppale ko ci Ndiassane Cheikh Anta Diop rajo Futur Média. bu ñu jugee Ndiassane dañuy dem ba Medina Baye ca Kaolack foofa tamit biig gàmmuwaat nañu fa mu nekk loo xam ne ni kañ nañ fa yëkkati fa ay wax yu rafet ak ay jàng jëmle ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag la nga xam ni moom moo fa nekk kéemaan ab taw woo xam ne nii wàcc na fa niki biig Ibrahima Diame. jamono bi nga xamante ni ñëpp a ngi concentré wu di waajal kon guddi gàmmuwaat bile ci la taw bu am doole daal di wàcc ci biir Medina Baye. ci gàmmuwaat bile cité religieuse bi bari taalibe lool waaye ñàkkul am na ñu nga xamante ne xamuñu li waral Medina Baye di defaat gàmmuwaat ki ñu ko leeral moom historien la di taalibe Baye Mbaye Thiam lay wuyoo. 1925 ca Léona Niassène dañu gàmmu précisément 30 septembre 1925 gàmmu googu taw bu rëy yàqu ko Baye Niass dem ci magam ki nga xam ne moo jiite woon xadra bi di Baye Khalifa ñaan ko ndigal nag ko bés bu delsee ñu gàmmuwaat Kossy Baye Kossy la njëkk a gàmmuwaatee 7 octobre 1925 mu nekk une tradition. ci gis-gisam nag mu jàpp ni moom Baye Niass benn guddi képp doyu ko woon pour mu célébrer lii di màggaayu prophète bi gàmmuwaat tam dana tax ñi nga xamante ni fekkee wuñu woon lii di gàmmu bu njëkk ba ñu mën a màggal yonante bi. ca njëlbeen ga dañ daan gàmmu Niassène gàmmuwaat Kossy amoon na avantage mooy ñi nga xam ne mënu woon ñëw ci gàmmu gu mag yi dañ daan dàq gàmmu Kossy gi
su ko defee bokk ci ñi nga xam ne dañuy màggal juddu Yonent bi bi mu toxee Médina muy gàmmoo fi Médina su gàmmoo fi Médina bés bu del si ñu dem Léona Niassène daal di fa def gàmmuwaat kon bëgg Yonent bi digal ñi ne bët bu set dañ ko war a màggal loolu moo indi ñuy gàmmu di gàmmuwaat. donte nag am na ñu bëri ñu nga xamante ni ci taalibe yi bu ñu célébrer lii di gàmmu bi rek daal dinañ dellu seen dëkk waaye teewul cité religieuse bi ni mu mel rek lay mel ba gàmmuwaat. Ibrahima Diame Medina Baye rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima njiitu réew ma woon di maître Abdoulaye Wade daal dinay sargal bu baax a baax kii di professeur Iba Der Thiam mi nga xam ni génn na àdduna barki Dembo Ndiaye moom njiitu réew ma woon ci ab communiqué daal dinay xamle rek ni kàngam gu mag goo xam ne nii ci wàllug intellectuel ak wàllug syndical ak histoire du Sénégal la xam na ca loo xam ne nii ña ko xam bari ñu mu nekkoon homme de culture nekk historien nekkoon bu renommée internationale mondiale nekk panafricain boo xam ni rek maître Abdoulaye Wade nee na moom jàpp na ci moom lu bëree bëri ca la mu xam ci histoire générale du Sénégal moo ko xamal mu ni moom professeur la ko doon woowee nekk na ki nga xam ni daal ci denduk Afrique gën a màgg jëm ci wàllu histoire bokk na ci moom njiitu réew mi maître Abdoulaye Wade tamit daal dinay rafetlu àndandoo ga ñu àndoon ci wàllu politique waaye tamit laata muy jeexal daal dinay jël njaalam jébbal ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di njaboot ga te di ko ñaanal suuf woyof ci kawam ñu jeexale ak xamle ni kii tey jii la Aminata Touré mi fi jiite woon conseil économique social et environnemental kii di Idrissa Seck di ko wuutu ni ki tey jii ca bopp boobu institution passation de service ni ki tey jii ci àjjuma ci mit diggante Amadou Ba ak Aïssata Tall Sall ci bopp ministère des affaires étrangères. Cheikh Tidiane Diagne ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. tàggat yaram lu ca gën a fës. lamb lañ cay dal di door rek lii di CNG de lutte bi nga xamante ni ki démb la dal di am lii di président bu bees moo di Ibrahima Sène ñu gën ko xam ci turu Bira doon président bu CRG bu Kaolack moom moo fa dal di wutu kii di Alioune Sarr bi nga xamante ni moo doon diriger googule discipline ni ñu ànd ak Jo Maron ci cérémonie bi nga xamante ni démb ñu ko doon amal ca dalluwaay ministre bu yore wàllu tàggat yaram bi. Ibrahima Sène dugg ci arène bi wuutu nag Alioune Sarr gannaaw ñaar fukki at ak juróom-benn yoo xam ne moom lay doxal mbirum làmb ki fi nekkoon njiitu CNG di dem am yaakaar ne liñ ko dénkoon doxal na ko nu mu waree donte sax daanañ doon ŋaññi nu muy doxalee Alioune Sarr ne baal na ñëpp. yàlla dafa dimbale ñu jàng métier boo xam ne dañu jàngal déglu après soo dégloo ba noppi nga jël sa responsabilité ñi ñuy wax ne dañ ànd ak ñun lu ñu bëgg rek la ñu bëgg dañ bokk jëmukaay ñi am yeneen xalaat te ànduñu woon it jëriñ nañ ñu. parce que gën nañ ñu dimbale pour ñu xam fu ñuy teg sunu tànk pour ëllëg kenn bañ ñu jàpp di balu àq ñëpp di baal ñëpp mais nag am na loo xam ne duma ko fàtte. donte doxalinu Alioune Sarr ministre sport rafetul na ko bu baax Matar Ba sax digg na ne dina fexe rek sargal ko équipe bi nga xamante nag moom nañu taxawal ministre sport lu muy xaar nag mooy changer bu baax a baax seen doxalin gën a efficace. que boo tànnee nit da ngay am yaakaar ci moom te di ko ñaanal yàlla sa yaakaar bu mu tas ci moom. moo tax ñi ñu fi nar a choisir nii dañuy am yaakaar ci ñoom te xam naa ne am nañu xol xam ne ki yaakaar ci ñoom dinañ xeex ba yaakaar boobu du tas dinañ leen topp dinañ leen jàppale nit nag buñ ko tegee fenn la ca gën mooy nga xaar ba mu tegi jéego nga xool ndax jéego yu jub na wala jubul dinañ leen installer la semaine prochaine su ko defee ñooñu dinañ jël relais bi waaye nag ku waxtaan tànn loo gàtt-gàtt xel xam ne lañ lay doxal loo waxtaan ak war a lal waxtaan ak nit ñi du tere nga jël sa décision mais décision bu ànd ak fulla ak fayda mais bu tegu ci yoon. ñii bokk ci équipe bu bees bi nga xamante ne taxawal nañ ko Manga 2 Yekini Ndeye Ndiaye Tyson ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi yëngu ci làmb. Jo Maron gannaaw loole ki di Manga 2 moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci tànn bi nga xamante ne tànn nañ ko kii di Ibrahima Sène di Bira Manga 2 sax moom bokk na ci attelage bi nga xamante ne daal nañ ko taxawal ñu déglu ko ba tey ci micro Jo Maron. oui sas boobu yaakaar naa ne duñ ko attan parce que ministre bi su ma nommé président ma yor wàlla lutte traditionnelle falaa njëkkee làmb avant ma nekk le roi des arènes dëkk bu nekk dem naa bëri jëfa dem naa ba bëri Niger dem naa ba bëri Côte d'Ivoire ci équipe nationale kon nag suñ ma ko dénkee war na mun a dox war naa dugg ci goxaan yi ñoom développer làmb am na rapport ak làmb parce que moo nekkoon le président du CNG de Kaolack donc organiser na drapeau du chef de l'État foofu ak le CNG organiser ay yeneen làmb foofu kon xam na làmb bu baax te ku tey la ku yaru la yaakaar naa ne mun na doxal la rawatina nag son vice-président boo xam ne comme par exemple tout récemment bi ñu def le drapeau du président de la République excellence Macky Sall
Thiès lañ ko defee yóbbu ko Mbour donc presque organisation bi yëpp moo ko yoroon parce que moo nekkoon le directeur régional. Aliou Sarr su quitté tey mbégte la su demee nag ba ministre bi woote tey di ko jox ay rakam pour ay rakam doxal yaakaar naa ne génn na la tête. ñu dal di waxtaanee leneen di football ci biti réew ak Ligue Europa ni ki démb nag lañ doon amal seen 3e journée mbetteel nag Milan AC daal nag am dëgg ci jongante gu mu doon amal ni ki démb diggante mag doomu France yi di waa Lille moo leen fekk foofu lee seen dëkk ca San Siro daal leen daan 2-0 ka ca ràññeeku nag doomu Turquie la di Yazici moom nag jot naa dugal 7 but ci googule jongante geneen équipe bi nga xamante ni moom itam am na ndam moo di Napoli bu Kalidou Koulibaly doon tam capitaine d'équipe ñoom démb daal nañoo am ndam seen digg ak ñi di waa Rijeka 2 bal ci geneen résultat. AS Rome moom dafa daal di daan ñi di waa Cluj di club Roumanie 0-0 Young Boys bu Berne di waa Suisse daal di mujj am ndam seen digg doomu Bulgarie yi di CSKA Sofia 3-0 Arsenal daal di daan ñi di waa Molde 4-1 Rapid Vienne diggante mag Dundalk 4-3 Spartak bu Prague ñoom dañoo daal di am ndam seen digg ak doomu France yi di Nice 2-2 Leicester daal di daan ñi di waa Braga waa Portugal 4-0 Ludogorets waa Bulgarie ñoom dañoo ñàkk seen dëkk seen digg ak ñi di waa Tottenham 2-1 Hoffenheim mal di am ndam ci diggante mag ñi di waa Liberec 0-0 ñi di waa Gantoise di club bu Belgique ñoom dañoo ñàkk seen diggante ak ñi di waa Étoile Rouge bu Belgrade 2-1 championnat yi ci biti réew championnat bu France dañ dal di door ni ki tey jii seen 10e journée Strasbourg diggam ak Olympique bu Marseille li daal doon ci bu 20h jotee ci Angleterre ñu ngi seen 8e journée ñaari jogante tey jii ci ngoon diggante Brighton ak Burnley 17h30 20h Southampton dana tas ak ñi di waa Newcastle ci Espagne ñu ngi seen 9e journée tey jii lañ koy daal di door ci guddi gi 20h Elche ak Celta Vigo ci Allemagne ñu ngi seen 7e journée Werder de Brême ak ñi di waa Cologne 19h30 lañ koy daal di door ci Italie 7e journée Udinese dana fekk Sassuolo ci dëkkam ci bu 19h45 jotee ñu daal dellu suñu réew waxtaane lii di championnat bi nag jàppale ni ñaari fan ci weeru janvier la ñu ko fas yéene kon bokk door ci atum 2021 fi mu toll nii nag lii di équipe yi ñu ngay waajal bu baax a baax li nga xam ne daal moo di ubbite saison bi nga xamante ni daal daaw lii di coronavirus bi moo ko daal di kon bokk mujj tënk AS Pikine di club bu banlieue ñoom nag nee nañu altine la ñoo fas yéene door li nga xam te daal moo di seen séance d'entraînement jour yi nag ñu ngi leen convoqué ci stade Alassane Djigo ngir kon bokk waaja ci mbir mi ñi nga xam te sax ñoo di waa AS Pikine seen page Facebook la ñu xam ne ni moo di atum ren gi test duñ ko def kon bokk daanaka seen effectif bi nga xam te moo fi nekkoon ba bokk léegi moom la ñuy daal di kon bokk àndal ñàkkul ni dana am yenn ci ay jours yi nga xamante bi leen soxla dañ leen daal di lijjanti indi leen ci équipe boobule waaye lu wóotewoon moo di test nee nañ du am non. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu di ko jaajëfal yéeg si ci xibaar yi aada ak cosaan chronique culture ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaar fukk ak juróom-ñetteeli édition journée internationale de l'écrivain africain dinañ ko màggal ni ki ëllëg ca Kër Birago mu di édition boo xamante ne dinañ ko màggal ci diirug ñetti fan Gabon nag mooy pays invité d'honneur ci édition bile dañ ciy déglu njiital association des écrivains du Sénégal Alioune Badara Bey. waaw loolu moo tax mooy remercier ñëpp parce que écrivains yi quand même dañu teniroon ma def kii bu mag comme toujours mais comme ni nga ko waxee dafa tombeek mbas mi comme combat yëpp combat wu africain yëpp suñu loxo daf ciy dugg ñu ne aussi ñun écrivains yi il faut que suñu façon bi mën a xeexe mooy plume bi donc moo tax thème bi ñu xam ni moom la ñu choisir ren mooy li nga xam ni moom la écrivains yi di apporter pour xeex mbas mi littérature ak pandémie façon bi nga xam ni moom la écrivains yi war a xeexe contre mbas mi alors loolu moo tax dañuy def tournée bi version réduite donc dañ ko wàññi bu baax a baax donc dinañ ko marqué bés bi daal symboliquement mais am na yoo xam ne mënu ñàkk toujours dañuy invité benn dëkk pour mu wax littérature am wax mais bi yoon aussi mu wax seen dëkk naka la ñuy xeexe ñoom pandémie bi donc bi yoon Gabon la ki nga xam ne mooy invité doon mooy aussi marraine bi Koumanthio Diallo bu Guinée la mais xam ngeen situation bu Guinée bi aussi ni mu demee avec fermeture frontières yi mais donc ni ngi si daal. ni ki ëllëg samedi itam daañu amal cérémonie dédicace téere bu mujj bu Thierno Alassane Sall le protocole de l'Élysée bu 14h jotee incha allah ca City Business ñu wëtali réewu Canada waxtaanee ñaareeli édition symposium international des cultures africaines mi nga xamante ne tàmbali na ni ki démb
mébét bi nag moom mooy gën a fësal aada bu Afrique foofee ca Canada ki nga xamante ne moo initié projet boobule mooy Khady Sow nekk ki jiite Opal Magazine. ñetti fanu waxtaan ak ay conférence ak ay professeurs d'université dont professeur Gorgui Dieng bi nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar ay professeurs yu nekk fii Montréal parce que symposium bi fii lañ ko taxawale donc daaw la initié événement bi pour wone un peu ñun doomu Afrique lan mooy suñu histoire lan mooy suñu culture ka am nañ xam-xam ka am nañ ay chercheurs ka am nañ ay nit ña nga xam ne am nañ lu ñu indil àddina bi depuis que Afrique existait puis je pense que période bi c'est une bonne période pour mettre loolu en avant am na plus de 20 conférences ya nga xam ne nii ci sujet yu bëri mu nekk jafe-jafe yi nit ñi am bitim réew mu nekk aussi sur le plan économique lan la diaspora bi indil en termes d'innovation mu nekk aussi ay fonds d'investissement ya nga xam ne nii am na njëriñ puis quand même ay doomu Afrique ñoo ko taxawal. mbokk yi fii dañuy yem ci xibaar yi ñeel aada yi di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje altine gi ñu dëgmal incha allah. Universel Pousse ak seen